national adjoint bu réseau des enseignants de l'APR di Alliance pour la République nekk parti au pouvoir bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm monsieur Camara. waaw maa ngi lay fay bu baax di la nuyu yow tamit Naata. di nuyu aussi ñu mu fekk ci plateau bi yëpp Marcel ak le grand chroniqueur ak Malick moom mos leen dëkkandoo quoi. waaw Maris waaw mais léegi maa ngi. léegi non du jox damay bañ waa Pastef fi xam si ma dëkk quoi. ci daanaka situation bi la ñuy dooree sax xañ na laataa ñuy wax ci li nga xam ne mooy li Ablaye Cissé doon dox jàngat léegi ak yeewu askan yu bëgg a manifester suba li ñuy dooree Amath Suzanne Camara mooy kaddu yi nga xamante ne yëkkati nga ko fan yee weesu. te ñu laajaat la nga ne kaddu yi yow yaa ko wax kaddu yooyu noonu nga ne rëccuwoo ci dara loolu pour lan la. waaw donc wax naa li may wax ba pare te li ma doon wax donc ci contexte laa ko waxee woon. maanaam. waaw contexte bi mooy Ousmane Sonko ci boppam dafa defoon vidéo bon bi mu defee vidéo aussi terewul li jiitu li ci topp mooy ñu waroon def manifestation alors si la ñu waxoon ne seen manifestation buñ ko autorisé ak buñ ko autorisé wul yëpp donc ñoom dañuy def liñ bëgg a def te ñu jàpp ne ñoom su fekkee ne autorisé wuñ ko. lu ne mën na ci xew mais bu ñu ko autorisé ñoom ñu def seen manifestation ci jàmm ak salaam donc loolu amul benn problème du yàqal kenn dara du tere kenn ku bëgg a dem marché ku bëgg a dem liggéey alors léegi nag gisaat nañ ne dafa mel ni situation boobu moo bëgg a dellu si waat alors mooy que ne autorité bi nee na ñoom. mais moom Ousmane Sonko n'avait pas appelé au meurtre parce que yow li ñu wax mooy dangaa ne pour ñu rey Ousmane Sonko ñu bëri moom la ñuy ñaawlu ci kàddu yooyu noonu. tout à fait waaw xam nga tey loolu du man maa ko njëkkee boo xoolee sax ci moom. mais du man dong bokkuma cee ko gën ni ko Wolof Njaay di waxee. waaw mais xam nga moom tey man su fekkee ne moom laay waxal moom moo ko njëkk a wax moom taxaw na fii ne les fusiller les anciens chefs d'État te ñooñu am na liggéey bu rëy buñ fi liggéey Sénégal moom defagu ko ñoom fi ñu toll ñooñu fi ñu tolloon moom tollu fa te ñooñu dañ leen war a sargal alors donc fusiller mooy rey jël avec un fusil ba pare rassemblement mais ay dee mën na ci am moom à chaque fois mu convoqué li xewoon mois de mars 14 morts moo fa dee benn bakkan bu rot rek ci Sénégal dafa am njëriñ alors pourquoi moom muy convoqué loo xam ne à chaque fois nit dafay ñàkk bakkanam te moom du ñàkk bakkanam waa këram kenn du ñàkk seen bakkan loolu pour lan. mais loolu est-ce que raison la aussi pour que yow nga presque déclarer lu ñuy tuddee fatwa maanaam nañ ko faat ndax jàmm bëggul jàmm ci réew mi kon ku bëggul jàmm ci réew mi dañ ko war a rey loolu aussi du raison pour yow nga waxee noonu. waaw mais c'est que pour mu xam bakkan fu mu toll ci nit si doomu aadama moom mu ngi lekk ba suur ceebu jënam di nelaw ba yàndoor di wax di def loo xam ne ay nit dañ ci ñàkk seen bakkan di dem di attaquer ay kër jàmbur di attaquer ay commerce jàmbur pour lan nit ñi nekk seen jàmm moom mu ñëw tere leen seen jàmm. mais ndax du moom bëgg a nekk ci jàmm ak ñi mu àndal. loolu mënul nekk mais ndax du coalition au pouvoir ñoom ci seen bopp ñoo ñëkk a ñàkk jàmm ndax manifestation constitution moom moo ko may nit ñi ñoom bu ñu xëyee ne dañuy manifester mën nañ leen a bàyyi ñu manifester dem te bal du tàkk te géej gi du déborder coow du am mën nañ leen bàyyi ñu dem manifester lan moo tax loolu ba ay kàddu yoo xamante ni di ci jib ba ñëpp di tiit te yow nga ne coordonnateur national adjoint enseignant nga jàngalekat ku ko xam-xam ne dafa war a éduquer xale yi bu ñu déggee ngay wax loolu ñoom tam mën nañu am tiitaange. waaw jàngalekat laa te defe naa fi ma jaar yëpp def naa 15 ans craie en main. waaw mooy maanaam nga nekk ci classe. di jàngale waaw def naa ko 15 ans durant jàngale naa 15 ans te samay élèves léegi ay magum jëmm lañ ñu si bari wala sax am na si ñoo xam ne sax ñu ngi liggéey ñi ma bokkaloon école aussi même chose xam nañ ne bi ma nekkee école di tenir sama classe je tenais ma classe de main de maître te xale yi aussi. la ma war a def si ñoom maa ngi ko doon def déjà jikko yi mais aussi xam-xam bi alors mais ci langue politique la ñu nekk ñoom ñuy tenir ay propos boo xoolee toujours ñun dañu daan reprocher sax ne ñun dañuy tontu rek la ñuy def parce que aussi li xewoon mars dañu xooloon ne moom rek moo doon wax
mais Ousmane Sonko tere ñu bokkul Yewwi Askan yu bëri na ay leader moom dong lan moo tax moom rek parfois sax ñoom nee nañu dañuy am impression que da ngeen leen di da ngeen koy singali moom parce que Yewwi Askan Wi du moom dong am na ñeneen leader yu fa nekk ñoom Déthié Fall nga fa ñoom Habib Sy nga fa Khalifa Ababacar Sall Barthélémy Dias ñoom ñëpp nga fa lan moo tax tuddoo leen ñooñ ngeen koy tudd moom waaw boo seetloo ñoom boo leen seetloo bu ñu toog di wax toujours ñoom bu Ousmane Sonko di wax soit des fois ñu ngi def nii wala ñu ngi def ay manières yoo xam ne da lay wan ne li muy wax moom rek la engagé wul ñeneen parce que. mais bu fekkoonte ni loolu la xañ na tam dinañ génn ne Ousmane Sonko mii li mu wax kat ànduñu ci kon dañuy génn mais bu fekkente ni ñoom qui ne dit rien consent bu ñu waxulee dara ce qui veut dire que ligne de conduite bi Ousmane Sonko am ñoom ñëpp ñoom ñoo ci waxtaan ànd ci moom moo tax ñu jiital ko. waaw mais moom dafa jàpp ne moom c'est le leader de l'opposition. c'est le leader de l'opposition non. Bon su fekkee ci élection présidentielle il est arrivé 3e. Idrissa Seck mi ñëwoon 2e mi ngi ci yéen léegi. kon kay moom moo jiite opposition. su fekkee ci élection présidentielle yi la ñu def lecture xëy na xel mën na nangu lool. mais xam nga ne élection présidentielle yi passé 5 candidats la woon bu amoon 10 candidats Ousmane Sonko du am 5% te du jël 3e loolu c'est clair. am na ñoo xam ne dañ ko voté parce que bëgguñ voté Macky Sall seen candidat bokkul. mais li ci kanam raw li gën koo xam ne yow 2 ans avant 2017 plus fort reste nga jàlle mais c'est parce que yaa fi sës. mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis 2000 voilà. Suzanne le débat c'est pas Sonko. Le débat mooy da nga am kàddu yoo yëkkati. tout à fait ñu bari ci askan wi ñaawlu ko. tout à fait ñu xam la xam ni jullit nga. waxtu julli du la raw. tout à fait te l'islam dafa tere sax nga ne diw nañ ko rey. tout à fait yow nga yëkkati kàddu yu mel noonu ci réew mi. heure bi fa nga xam ne fa la sëñ Bara Dolly nekk ñu bari jàpp nañ ñi fa nga waroon nekk mais man mii ci laa bokk. parce que nañu rey nit. loolu du waxu jullit du waxu responsable. tey jii nga jàkkaarloog askan bi ndax wax jooju amuloo loo ci réccu après tollé bi nga xam ne moom la suscité. Ousmane on parle pas de Sonko. on parle de vous. en tant que éducateur en tant que homme politique en tant que jullit. d'accord na mais xam nga Malick. d'accord naa de ci li nga wax. mais xam nga man ki ma waxal dafa am koo xam ne moom laa tontu moom laa waxal jël kàddu delloo ko mais kooku musul taxaw wax fi lu mu rëccu te toujours mu wax fi loo xam ne kenn àndu ci mais musul rëccu. mais moo tax ma ne le débat c'est pas Sonko. waaw d'accord na waaw d'accord yow la ñu bëgg yow sa jëmmi bopp. d'accord li nga xam ne wax nga ko te ñu bari ñaawlu ko. kuy jullit ñaawlu nga ko. kuy sénégalais rek ñaawlu nga. diw nañ ko rey. quel que soit opposition bi lu mu métti sa diggante ak moom. yéene nit de kenn waru ko def. tout à fait on est d'accord sur ça. d'accord naa ak li nga wax. waaw tey man bu ma sañoon man jullit laa comme ni nga ko waxee. alors su ma sañoon du ma yéene kenn safaan ba lay yéene sax dee wala leneen. ba di ko wax. ba effectivement mais nag su fekkee dafa am koo xam ne mu ngi fi nekk Sénégal yaakaar ne moom rek mooy dund moom rek lu baax rek moom rek. mais opposer lui un débat d'idées au lieu de ñëw ci ay terrain bu nga xam ne yow kenn waru la ci fekk. mais on est d'accord débat d'idées mais moom ce n'est pas son cas moom xuppaate lay def nappaate oui di attaquer di saaga di fouler aux pieds les institutions ñi téye institution faalewul benn institution faalewul ki jiite gendarmerie faalewul ku jiite police donc moom faalewul kenn alors ku mel noonu mais dañ koy seppi jëlee ko teg ko nële isolé ko nga xam ne bokkatul léegi nag liñ ko bëgg a xamal mais pareil ko par la voie démocratique. liñ ko bëgg a xamal mooy moom mën na manifester mën na def lu ko neex mais bu bakkan rotatee moom na jàpp ne bakkanam mu ngi ci xottu gerte loolu mooy dëgg. sëñ Bara Dolly sama xarit kon vous continuez à menacer Sonko. mais man je ne retire pas mes propos li ma wax naa ko ba pare ci leneen laay wax. sëñ Bara Dolly boo ma mayee. mais li nga wax noonu kon yow yaa ak sëñ Bara Dolly yaa leen waroon bokk foo leen yeewoo parce que procureur waru la fi bàyyi. parce que li nga wax dafa grave Suzanne on dirait que vous ne mesurez pas la gravité de vos propos toog fii ni maa ko wax dama koy waxaat mais loolu ñàkk respecté sax sénégalais yi la ak wormaal jullit yi nga xam ne ñoo lay déglu nañu rey nit. Malick yow je vous respecte beaucoup. et j'ai beaucoup respecté yow xam nga ne respecté naa la. ndax saa yu ñu dajewaan boo ma nuyul sax dinaa la nuyu. ñu fi toog ñëpp respecté naa leen te man ñi ma xam fi ma juddoo Koungheul laa dëkk. mais kàddu yi nga yëkkati man daf ma gêner parce que je vous connais. waaw non y a pas de souci. et ça gêne beaucoup de gens. waaw y a pas de souci j'assume.
léegi li ma ci yokk baara dool li mu wax man waxuma ko c'est plus grave sama waay la nag dëgg-dëgg su ma sañoon. rey nit ak moom li mu wax ban moo gën a garaaw. mais moom institution la attaqué. mais bokkul mais waxul ñu dem rey. li mu wax garaaw mais waxul ñu dem rey Macky Sall mais li mu wax teg ko fenn ñu dem rey Macky Sall. li mu wax teg ko fenn sos la. yow tam li nga wax tegoo ko fenn de. nañ rey Ousmane Sonko waa. non man dama ne. su fekkee moom daf fi nar a nekk di def loo xam ne ay bakkanu nit dañ ciy ñàkk nit ay dañ ciy ñàkk seen bakkan mais moom moo war a njëkk a ñàkk bakkanam loolu laa wax. léegi kaddu yi nga xamante ni yéen a ngi ko yëkkati politiciens yi tout le temps nemmeeku nañ ay kaddu ay ray ak ay kaddu yu ñagas a ñagas ñoom même bu fekkente ni dafa am ñoo xam ne wax nañ ko yéen ngeen fekk si leen kon dafay mel ni yéen a bokk te nemmeeku nañ ni yaa bu ma juumul ay 8 ans ci ginnaaw am na benn émission tam bu ñu la invité woon nga yëkkati ay kaddu ci président Abdoulaye Wade ba ki nga seqaloon débat bi sax mu metti ko ba mu jóg song la ndax tamit du yow yaa war a xoolaat sa bopp ci wàllum kaddu encore une fois ci jàngalekat bi nga nekk de formation xale yi di la déglu tout le temps ñuy wax ne dañuy defaraat jikko yi dañuy defaraat xale yi bu ñuy déglu yenn kàddu yi ci xale yi tamit loolu lan la war a def ci ñoom. waaw loolu naata li nga wax dëgg la. mais xam nga tey c'est facile de caricaturer une personne wala boog dëkkal ko fu mu dëkkul wala boog nga gis benn action bu mu def rek nga def loolu émission boobu ngay wax man li ma wax xoon mën naa ko répéter. te jour boobu non. dama ne jarta répéter. non waaw mais loolu du saaga du dara pourtant. te ki defoon loolu. mais ci dalluwaay bi la. président Abdoulaye Wade ak ni mu toll. waaw d'accord jiite woon na réew mi te mag la. Abdoulaye Wade maa ngi koy fekkee mu ngi may seetaan maa ngi koy nuyu bu baax ak njabootam di ko ñaanal wér ba pare yàlla bàyyi ko fi ba si kanam mais jour boobu ki def loolu man waruma woon bokk ak moom débat ma yoroon ci boppam yore porte parole yoroon parole PDS moom laa waroon dajeel mais jour boobu après au dernier moment. mu désisté xaw ma lu tax et pourtant bu ma neexoon bañ a nangu loolu mais j'ai accepté parce que bugguma woon yàq peut-être plateau bi moom il était venu uniquement pour ça kenn xamu ko woon Sénégal donc il fallait que mu jóg saaga ma wala song ma pour am buzz boobu et la preuve bi mu demee PDS dañ ko feeteel c'était ca la jógee am li mu bëgg am yépp c'était un petit rappel rek pour wax ci li nga xamante ni xewoon na fi waaye ñuy waxaat ci manifestation bi Yewwi Askan Wi bëgg a def suba te ñu lankal leen ko loolu tamit fan lañ ko teg pour lankal leen manifestation boobu te ñu am ci sañ-sañ. waaw bi ma dégloo autorité daf na ñu ngi ci pré-campagne après bu ñu jógee ci pré-campagne ci campagne lañu war a dem alors pré-campagne am na ci loo xam ne dañ koy tere loolu yoon la. c'est vrai que ñoom dégg naa leen ñuy brandir ay articles loi tel nangam sangam yooyu moom xëy na yéen a ma koy gën a maîtriser wala boog ñi def droit mais man li ma jàpp mooy man su ma sañoon su fekkoon ça ne dépendait que de Amath Suzanne Camara man dañ leen di bàyyi ñu def seen manifestation moo xam marche la moo xam sitting la mais nag comme autorité bi tere na leen man su ma sañoon ñoom bu vendredi bi ñu bàyyi ko. léegi nag après ñu continuer waat ndax waxtaan ak nit ñi parce que du ñàkk ay médiation te ku mel na yéen maa ngi dégg Ablaye léegi ni mu waxee xam nga tey bu ko autorité bi déggee mën na ëllëg mu autoriser leen malgré peut-être droit am na lu mu ci wax man loolu laa gën a xalaat maanaam bu vendredi bi ñu bañ a forcer maintenant bu ëllëgee xëy na bu ñu waxtaanaatee ba neer yi wàcc. je pense que autorité bi mën na leen. mais ban waxtaan pré-campagne bi le 10 lay jeex te le 10 li ci des tamit des na ay fan ça veut dire que bu ñu fi demandé waatee beneen manifestation aussi dañ leen koy terewaat pour évoquer les mêmes motifs te loolu ñu ci bëri jàpp nañ ni médias yi rek la concerné ñoom concerné wu leen benn yoon ñoom ñi nekk ci espace public bi di def seen manifestation. mais naata xam nga ñoom le 17 lañ jàpp mais le 24 mu ngi fi le 31 mu ngi fi bon tabaski ñëwagul presque le 10 la. te ensuite ñoom tey man li ma jàpp mooy ñoom tey dañu waroon concentrer seen force ci tey xool nan la ñuy aborder les élections parce que ñoom ñoo fi bëgg jëlee Macky Sall wala ñoom ñoo bëgg am majorité mécanique alors donc te ci seen liste départementale yëpp baax na seen ay nit a nga fa seen liste suppléant bi aussi baax na seen ay nit a fa ne seen ay gor seen ay nawle ñu jàppale leen jàppale ñu nekk ci département bi bu ko defee liñ bëgg xëy na yàlla jox leen ko ñun tamit lu ñu bëgg ñu ñafe yàlla jox ñu ko mais man am naa yaakaar que ne ñun majorité bi ñu soxla incha allah bu ñu àndee ñun ñëpp fàtte seen bopp parce que aussi tànn yombul tey Koungheul bi ma bokk rek y avait plus de 30
candidats yu bëgg a nekk député loolu mënul nekk. il fallait ñu tànn ñaar titulaire ñaar suppléant tey président tànn na am na ñu mu neexul mais man damay ne képp ku ñu tànnul te bëggoon wala sa nit nga bëggoon mu bokk mais ñëwal fàtte sa bopp ñu fàtte ñëpp ñu xam ne président moom moo mënoon nekk suñu arbitre moom moo mënoon jël la dernière décision. bu ko defee ñun ñëpp ñu futteeku. jàppale liste bi bu ko defee liste bi. léegi Amath Suzanne Camara en âme et conscience ndax jàppoo ne li nga far ak président de la république moo tax nga wax li ngay wax ba pare jóg di sol sa dàll di ndekki di dem di dox ci say soxla ñëw di tëdd bu fekkonte ni feneen nga bokk instant yi kenn waxatu ko. naata man wax naa ko fudul fii nee naa man citoyen la je suis un républicain tey su procureur waxoon ne daf may jël si wala daf may interpeller aw ma ci benn problème mais nag. mais da nga xam ne du ko def. non en tout cas de lii may def nii kenn santuma ko kenn yabalu ma ko te kenn gisuma it ku ne ma defal acca en avant di ma ci encourager gisuma it ku ne ma bul def de toutes les façons donc loolu mën naa ko wax mais ki ma jàkkaarloo moom ci boppam moom bu ko neexee mu porter ma plainte te moom ci boppam wax na fi lu ne weng te kenn procureur woowu ko te bu ko procureur woowoon léegi ñu ne opposition moo tax alors donc mu ngi noonu. alors ci contexte politique bi oui après El Hadj Malick tu pourras terminer waaw. fi mu bëgg a taxaw rek mooy Amath Suzanne Camara en fait leader syndical nga am na ñu bootu sa ginnaaw kaddu bi nga koy wax est-ce que da nga jàpp ni sa jëmmi bopp la ay kaddu la rek yoo xam ne peut-être sa diggante ak ñi nga bokkal ku ji la pour donner des gages wala jàpp nga ni yow sa wax am na ñoo xam ne ñu ngi lay déglu en tant que leader te xëy na mën nga leen jox mot d'ordre boo xam ne ci wàllu syndicat ñu doxee ko et que lii tamit soo ko waxee ñu doxee ko imaginons par exemple que ñu eggoon ci def ko est-ce que di nga am conscience tranquille après l'avoir fait ou pas. waaw convoqué nga le syndicalisme maa ngi nuyu aussi ñi ma bokkal syndicat ñëpp jàngalekat yi aussi gis neen seen taxawaay bi grève bi amee donc loolu tamit ñoom bu ñu dooleewul loon xëy na peut-être duñu mën a fexe bu gouvernement bi egsi ak ñun fi ñu egsi gouvernement bi aussi maa ngi saluer aussi li ñu mujj def maanaam bu ñu gisee ne jafe-jafe am na ci njàng mi au lieu que ñuy nekk bras de fer bu dul jeex donc trouver des solutions moo gën te vraiment solution bi ñu ngi koy rafetlu mais sa question bi dafa mel ni question bu dellu si waat man wax naa ko léegi su ma sañoon kàddu yu mel noonu du ma ko yëkkati mais kàddu yu mel noonu dañ ko fi gis ba tàyyi wala façon bu mel noonu xuppaate bi nappaate bi di def lu la neex di wax lu la neex opposition c'est comme si ñoom lu leen neex la ñu war a wax lu leen neex la ñu war a def dem nañ bay sax nañ jàpp ne presse bi sax journaliste sax dañ ko ragal wala dañ leen a ragal alors que du noonu ñi nekk tey ci opposition mais ñu si bëri ñu nag ñoom ñoo àndoon di xeex nguur wala boog nekk ak ñoom au pouvoir ñoom ñu jóge si ñun dellu opposition ñoom ñoo baax ñoom ñoo am ay valeurs ñoom ñoo am éthique pour lan. ci biir ñun mënuñu opposer aussi ci ñi yor nguur gi. wax nañu fi daanaka la même chose ci contester pouvoir président Macky Sall ci Ablaye Wade dañu koy déloger conseil constitutionnel sax président Macky Sall wax na ci loo xamante ni xëy na ñi fi nekk tey waxuñu ko ci conseil est-ce que du conviction wu moment yooyu nga xam ne ci tolluwaay bi ngay nekk en tant que opposant parce que bu ñu leen opposé seen kàddu démb tey xëy na doo reprocher gars yi tey li ñuy wax. waaw léegi man ñoom état bi ñu tolloon bay wax loolu man si état boobu rek laa toll léegi nag tollatuma ci ñoom bu leen neexee. kenn dootu ci toll ñu def balle à terre kenn dootu fi yëkkati yenn kàddu yi. léegi lan la peuple bi di jàpp ci loolu yëpp que ni politiciens yi seen xupp jarul topp kam il faut le dire. bon certainement c'est vrai que rapport de force am na bon bu nit waxee nga tontu ko bu sur le terrain moo ëpp solo mais sur le terrain aussi voilà mooy dem ci nit ñi am sa programme am sa vision wax ak ñoom. yow say kàddu yaakaar nga ni c'est-à-dire nit. dana ko jëfee wala da nga yaakaar ni sa wax la rek du dugg ci xelu nit ba mu xalaat ko def. d'accord naa en tant que leader d'accord naa ko tey moom bu ko loolu daloon ñaanu ma ko yàlla ñëpp ñu bëri dinañ ma xalaat mais man tamit bu ma loolu daloon dinañ ko xalaat ay nitam c'est ça la vérité. alors loolu mooy dëgg. contexte bi c'est très tendu fi mu nekk nii le peuple est entre le marteau du pouvoir de Benno Bokk Yaakaar et l'enclume de Yewwi Askan Wi et de Yewwi tey jii problème yi yëpp am problème mu liste électorale bi parrainage ak yu mel noonu moo ko indi ndax yaakaaroo ni tey
pour calmer le jeu politique jotul ñu randal élection yi toog waxtaanaat defaraat liste yi ñëpp ñëw samp seen dënd askan bi àtte. bon Malick même keroog seetaan naa la. nga wax mi un peu la même chose. absolument mais d'accord ma ci woon sax bi may seetaan ak yow. man li ma d'accord mooy élection yi jarul pousse parce que bu ñu ko jéemoon pousse it c'est les mêmes problèmes qui vont revenir c'est différer les problèmes. mieux vaut lu mu xat te situation yi mel nii yàgg nañ ko fi gis. lu mu xat nen xool luñ ci mën a régler c'est vrai que am na ay jafe-jafe man pour man processus bi dañ ko war a gën a oyofal dafa bëri woon ay lourdeur parce que même ci local yi man gis naa ñoo xam ne bennoo bu ñu leen toppoon dañuy invalider seen liste ci au niveau de certaines collectivités locales parce que rigueur bi ci am donc nen def souplesse parrainage bonul filtrage dafa war a am mais nañ ko yolomal ba nga xam ne liñ ci bëgg ñu am ko liste yi aussi vraiment ay parité nga xam ne tey par exemple fekkee 20 la kii indi 10 jigéen 10 góor quel que soit niñ ko tegee vraiment loolu warul tax. comment désamorcer la crise comment désamorcer la crise alors. dañuy bàyyi ku nekk ma ni comment désamorcer la crise. waaw mooy xeli dal. et il y a toujours des médiateurs yéen ay médiateurs ngeen société civile ay médiateurs lañ les chefs religieux ñu ci war a wax nañ ci wax bu ko defee ñun tamit ñu xam am raison garder muy opposition comme pouvoir. mais il faut peut-être pas tirer sur la corde ba finalement que ça casse. Merci beaucoup Amath Suzanne Camara coordonnateur national adjoint réseau des enseignants de l'APR. Marcel voilà pour terminer. Pour un petit peu dans la continuité du Malick di wax mooy est-ce que doo leen def finalement doo leen jël exemple ci seen leader. parce que moom tamit luy faral quoi qu'on puisse dire moom ay tontuwante c'est pas son domaine. est-ce que justement doo leen jël exemple ci moom bu ñuy waxee ngeen vous passez et puis vous passez à autre chose yéen tamit ngeen def ni mu defoon 2012 à savoir malgré le troisième mandat de Wade il est allé battre campagne donc je pense que yéen tamit war ngeen jot commencer jublu ci liggéey bi. waaw loolu li nga wax moom dëgg la yaru na am na teggin te waxul kenn saagaal kenn xasal kenn te defu ko maa ngi fàttaliku benn débat on était dans l'opposition ma ñëw di ko informer ne ko président man de dañ ma invité ci benn débat mu ne ma benn kàddu rek laa lay wax bul saaga Abdoulaye Wade bu ko xas te loolu aussi laa def donc mais nag neexul aussi nga gis sa leader ñu koy malmener loolu neexul ci xol mais santul kenn yenn yi am na si yoo xam ne bëgg na nag ku ko défendre wane li mu def ak fa mu fekk réew mi ak fi mu ko indi ak fa mu ko bëgg a jëmee loolu moom bëgg na ko waaw loolu bañu ko waaw donc daal bëgguma guddal comme débat bi waxtu bi jot na merci beaucoup mais boo demee na ma nuyul sa yaay Kanji parce que sa waajur bu jigéen parce que mës nañ daje ci Kanji waaw Jeanne-Marie Coide sa yaay bu la waaw parce que dañu daje ci génn nga àdduna jamono bu yàgg waaw am na ok waaw maa ngi jégalu non merci. waaw